ñuy bëgg a rendre hommage sunu jàmbaar yi gis ngeen soldats yi Sénégal yi ñu am jom lañ soldats yi Sénégal yi ñu mat a respecté lañ soldats yi Sénégal yi ñu mat a dimbale lañ maa ngi profité nag ci 4 avril bii di wax njiitu réew mii nga xamante ne bii moo fi nar a gouverner fii léegi juróomi at na gestu soldats si na leen jox cër na leen jox fayeer yu doy xam ngeen emblème mu soldats si lan la lay jàmbaar souffrir dans le silence mooy seen emblème maanaam boo demee yow li ñuy def ci sa bopp mooy souffrir dans le silence lu mu metti metti rek noppil mais ñoom ñi ngi souffrir dañoo sonn jàmbaar yi dañoo am jom soldats si dañoo am jom policiers yeeg gendarme yi yëpp ci lañ bokk douaniers yeeg sapeur pompier yi 140 000 francs du salaire bu dara 150 000 francs du salaire bu dara Macky Sall yokkal salaire u soldats si policiers yi ak gendarme yi ak douaniers yi ak sapeur pompier yi buñ ko yokkee danañ leen jox seen gëdd danañ am sawarte pour nekk ci suñ frontières yi di fanaan di fa nelaw heure bi nga xamante ne ñun ñu ngi tëdd ci suñuy lal ak suñuy clim di noomale ñoom ñu ngi ci frontières yi tëdd ci kàmb poussière bi di leen bëgg a rey ñu armée garde di xool ennemi bi fan lay dugg see ci biir réew mi ñooñu war nañ leen a sargal war nañ leen a fay fayoor bu baax 150 000 francs moo dul dara cib soldaar jox leen salaire bu doy jox leen ay oto jox leen ay kër oto yee kër yi ni ñu leen koy joxe mooy nañ leen booleeg banque yoo xam ne dañ leen di lebal oto lebal leen kër da ngay gis ab soldat bu liggéey ba retraité ñoom 55 ans la ñuy retraité 55 ans la ñuy retraité da nga ciy gis ku ci retraité mënta am kër gum dëkk ñaaw na ci koo xam ne servir na réewam presque 30 ans nekk ci àll bi dem Casamance dem Darfour nekk ci frontières yi di fanaan liggéey ba retraité mënoo am kër goo dëkk mënoo am oto bu jag waaye nguur gi gestu leen sam soldats si man dañ ma koy wax personnellement man am naa ci ay xarit am naa ci rakk am naa ciy mag am naa ciy papa liñ leen di fay moo du dara liñ leen di fay c'est une misère 140 000 francs 150 000 francs 160 000 francs moom la ñuy fay soldats si fanaan ci di ñu di ñu aar nañ leen fay salaire yu jub magistrats yi gënuñu leen ministres yi gënuñu leen général yeeg ñooñu nga xam ne ci seeni bureau la ñuy toog di leen commander ñoom ñuy dem au front gënuñu leen soldats si dem au front nañ leen jox sa solde yu baax ñoom ñooy aar sunu réew mi policiers yi ak gendarme yi nga xam ne ñoom ñooy aar askan bi nañ leen jox salaire yu baax policiers yi ak gendarme yi ak soldats si douaniers yi sapeur pompier yi fay ay lakk di sauver des vies nañ leen jox salaire yu baax député yi ñu koy jox gënuñu leen ëpp ñu leen mission bu ñuy liggéey maire yi ñu koy jox ci maireu dëkk yi gënuñu leen ëpp ñu leen lu ñuy liggéey ministre yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci république bi ëpp ñu leen lu ñuy liggéey Macky Sall yow ci sa bopp gënoo gore ab soldat ëppoo ko fit ëppoo ko fulla ëppoo ko fayda kon jox leen seen wàccuwaay jox leen seen wàccuwaay Macky Sall yow laa wax gënoo ab soldat bi dem ci front ba frontière u Mali frontière u Guinée tëdd fa ci kàmb di fa fanaan ñu koy jox salaire fanweeri junni yow ñu lay jox ay caisse noire ki fonds politique presque une 60aine de milliards mënuloo fexe ba statut soldat moom militaire dañ koo def comme du dara ba noppi gëmloo leen ne souffrir dans le silence pour lan pourquoi man ma war a souffrir dans le silence di teg sama vie sama bakkan di ko teg moo tax braquage yooyu ngeen gis bu mu leen bett soldat si danoo amul dara braquage yooyu ngeen gis ci banque yi léegi bu ngeen ko gisatee ci ay anciens soldats wala ay soldats bul leen bett parce que yoru fayuñu leen joxuñu leen dara soldats yi ak policiers yi ak gendarmes yi ak sapeurs yi amuñu dara ñenn ñoo ci am mooy officiers yenn ca kaw ñoo yor seen i bureau nekk ay lieutenant capitaine commandant colonel ak i général yor seen salaire yu baax yor seen i indemnité de logement yor oto yu baax yi toog ci sa bureau naan sa waay demal au front demal xeexi yow miy xeex di teg sa bakkat ñu lay fay fanweeri junni pour lan nañ seetaat loolu inégalité la jaaduwut du dëgg du yoon nañ ko dénoncer ñu jox jàmbaar yi seen statut yu baax jox leen salaire yu baax matériel xaalisu Sénégal bi ñuy jël di ko passer ci ay matériels yi char de combat bala ngaa jëndi char de combat wala nga jëndi F16 wala ay Kalachnikov ki matériel joxal ñi nga xam ne ñooy yor matériel yooyu ñu lekk ba suur Abdou Cissé
ba Boubacar Cissé Laymar mon frère Soda Lo Abdou Diouf Abdou Cissé mais balaa ngay jënd ay char de combat wala ay Kalashnikov wala ay F16 mais kiy yor char de combat bi wala F16 bi mais jox ko mu lekk. soldats yi Sénégal yi amuñu dara gis ngeen démb seen manifester bi ñu def barki démb ci 4 avril yi def ay chorégraphie démonstration yi loolu yëpp terewul ñi ngi am seenu naqar man soldats yi wax nañ ma seen naqar man je suis un élu damay wax li nga xam ne moom lañ ma waxloo jox leen soldats yi seen gëdd jox leen salaire yu baax boole leen nag banque yu leen lebal oto ki kër weer wu dee ñu dagg ko ci seen salaire ñu leen di fay bu ñu retraité am seen dignité loolu mooy dëgg loolu mooy yoon. man loolu laa wax Macky Sall gënoo leen say général gënu leen say institution gënu leen kenn gënu ci kenn fii ci Sénégal ku ci nekk lañ cëram nañ ko def nañ réformer ministère des forces armées statut soldat police gendarmerie ñu équiparé ko tolloole leen jox leen seen i gëdd jox leen seen indemnité yu war ñu assurer sécurité Sénégal def liggéey bi kon léegi tey ngeen gis corruption bi dina fi wàññeeku.